بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا mbokk yi seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu si nañu beneen yoon ci seen émission approche an nahj ak beneen tomb waxtaan boo xam ne bi inchaa allahu taala jàpp nañu ne dina leen amal solo. tomb boobu mooy wax ci lan mooy bennoog jullit ñi bennoog jullit ñi lan mooy soloom lan mooy wàccuwaayam ci diine ak lan mooy meññeent yi nga xamee ne bu ko jullit ñi defee mën na leen koo jural. tomb boobu nag soo gisee ñu ciy dugg dañu gis ne jullit ñi ci àdduna bi yëpp boo ko xoolee yàlla def na seen nombre bari lool ci boo koy lim, waaye boo xoolee xaqiqatan ni nga xamee ne noonu la ñuy dunde am na lu bari lu ciy sooxe ci lu ci jiitu mooy seenuk nekk benn, seenuk yëkkanteendoo, seenuk xàccandoo, seenuk dóorandoo. loolu boo koy xool xaqiqatan am na lu ci sooxe lool loolu nag xam naa li ko jur lu bëree bëri la. suñu gan yi nga xamee ne inchaa allahu taala moom lañu fa indi tey yàlla def nañ ci ay gëstu te dinañ leen ci waxal loo xam ne li man ak yéen yëpp dinañ bokk jëriñoo ci seeni wax tey. gan yooyu nag ki ci jiitu mooy ki féete sama ndeyjoor di sama mag sama xarit al ustaad al baaxis al docteur Makhtar Kébé. al ustaad Makhtar Kébé xam ngeen ko bu baax ndax yàgg ngeen ko gis ci terrain bi muy yëngu ci lépp loo xam ne lii lu jëm ci diine l'islam la. jiite na sax mbootaay boobu ngeen tudde RIS, rassemblement islamique du Sénégal. nekk na imam di jàngalekat di gëstukat mooy al ustaad Kébé. al ustaad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ustaad Cheikh Tanja ñoo ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan ci sa émission bu am solo bi. di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq di ndokkeel jullit ñi ci at mu bees mi nga xam ne dugg nañ ci. di la ndokkeel ci aj gi nga xam ne ci ngeen jóge. di ñaan yàlla mu nangul ñu lanu fa def lépp ci jaamu yàlla ak ñaan yi nga xam ne moom lañ fa ñaan. di nuyu suma mbokk mi nga xam ne moom laa bokkal émission bi. ki ci des mooy moom it sama xarit al ustaad Zakaria Cissé. al ustaad Zakaria moom sax ak docteur Makhtar yàgg nañu ci émission bi di fi ñëw duñ ci gan, plateau bi miin na leen ñu miin ko. Zakaria moom it di gëstukat di borom xam-xam di imam di jàngalekat yàgg na fee ñëw sottil ñu fi ay xam-xam ci ay tomb yu fasantiku. al ustaad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. alhamdulillahi ala ni'matil islam summa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursalin muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. kon Oustaz Cheikh ñu ngi lay fay di la ndokkeel ñu ko Oustaz Makhtar waxee ci at mu bees bi di ndokkeel jullit ñëpp ak surtout ñi nga xam ne dañoo safoo émission bi di ko seetaan mais di la ndokkeel aussi si aj bi di ndokkeel jullit ñëpp nga xam ni yàlla dogaloon na ñu dem leen ñaanal yàlla na leen yàlla nangul seen aj jaamu yàlla yeeg ñaan yeeg
lépp lu ñu fa def ci yiw yàlla na ko yàlla nangu njuumte yi yàlla nañ ko yàlla baal di nuyu sunu mbokk sunu xarit Cheikh Mokhtar Kébé xam ni xëy na émission bi moo tëddee nii moo bindoo nii ngay invité ñaar jàpp naa li ñu nar a waxtaanee moom rek bu teewoon doy na ci fees na place bi bu baax a baax pour def ko di ñaan yàlla defal ñu tawfiq amiin yaa rabbi amiin jërëjëf jërëjëf Oustaz Mokhtar yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñuy jàngal ci alquran ci suratu Ali Imran ñu nekk benn aaya bi di wax audu billahi min alshaytani arrajim waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wa kunu ibadallahi ixwaana aaya bi mu ñuy xamal ne dañu war a nekk benn yàlla ma wax waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen jàpp ci buumu yàlla bi yéen ñëpp ngeen ngoy ci te bu leen taqaliko wala tafarraqu bu leen taqaliko yonent bi jàngal ñu ci sunna ci xadis boo xam ne bi imaam muslim gën na ko abu daawud mu jaare ci arfaja al aslami ibnu shurayh al aslami muy wax naan man araada an yufarriqa amra hadihi al ummati wa hiya jamiun fadribuuhu bisayfi kainan man kaan am na ci beneen riwaaya fadribuuhu aw faqtuluuhu kainan man kaan képp ku ñëw fekk xeet wi ngeen nekk benn mu bugg leen tàqali cor leen baatam ak ku mu munti doon ndax bëgguma ngeen tàqalikoo yàlla bëggul ngeen tàqalikoo kon dafa mel ni kon nekk benn jullit ñi càkkutéef la boo xam ne bii diine moo ko sàkku ci ñun ñu nekk benn waaye boo demee ci terrain bi li ngay gis ci jullit ñi ak seenu bëriwaay jàpp nañu sax léegi ci àdduna bi boo ñu xoolee lu ñu manqué ñaari milliards bëreetul ndax dem nañu ba ci 1 milliard 800 millions yi defe naa dépassé nañ ko waaw ñooñu seen bëriwaay boobu imaginel bu ñu nekkoon benn nu ñuy def léegi nekku benn jullit ñi nga xam ne jubluwaay la ci jubluwaayu diine yi yàlla digal ñu ko ak yonent bi te boo demee ci terrain bi nga gis safaanam loolu la ñu bëggoon jàngat ak yéen ngeen xamal ñu lan mooy yittey ak solo si nekk benn waaye lu jiitu loolu lan moo indi taqalikook jullit ñi lan moo ko indi loolu daal oustaz bëggoon nañ ko xam bu ko defee ñu xam yoon yi ñuy jaar ba mën a jàppante nekk benn nag nekk une force boo xam ne bi redoutable ci monde bi alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira comme ni nga ko waxee benn jullit ñi ndigal la boo xam ne bi ci borom bi la jóge mu sas ñu ko ñu war a nekk benn mais mu di jubluwaay ci jubluwaayu diine yi bu fekkee jubluwaayu diine yi am na ci jubluwaay boo xam ne bii moo ngi ci jullit beeg boroomam nan lay fexe ba rafetal digganteem ak moom am na ci beneen jubluwaay boo xam ne bii mooy jullit yi nan lañu mën a fexe ba nekk benn sàppe bokkandoo yëg-yëg bokkandoo ay mébét bokkandoo aussi jubluwaay bokk lenn lu ñuy dàkku donc comme que ndigal la loo xam ne lii dafa jóge sunu boroom la ñuy jëkk jàpp mooy lu mën a nekk la parce que borom bi du sant jullit ñi lu mënul nekk dëgg la ñaareel bi aussi mooy njariñ ca la ne parce que lu mu digle rek ci loolu la njariñ ne mais bi mu ko diglee njariñ ne ci aussi dafa créer condition yi tax mu mën a nekk ndax condition yi tax mu mën a nekk mooy jullit ñi ñoom la yàlla baaxe ñoom rek ñooy benn kuréel bi nga xam ni ñoo am benn njub boo xam ne bii moo jóge asamaan bu dara raxul te njub boobu mooy juble ci
li gën a jub ci mbir mu ne inna hada al qurana yahdi lillati hiya aqwam donc domaine boo laal rek njub boobu ci alquran di joxe mooy li gën a jub donc jullit ñi am nañu benn source boo xam ne bi musul am rupture seen jaar-jaar aussi seen moom mémoire collectif musul am rupture xam nga am na civilisation yoo xam ne yi dañu tabaxaat seen mémoire collective waaw parce que ci période doxalinu jamono dem nañu ba seen démb ñu fàtte ko di ko tabaxaat mais jullit ñi am nañu sens que ni seen mémoire collective dara faru ci amul rupture nit ñi xam nañu ko man ko tokk jaar-jaar yi xam nañu ko fi faiblesse yi xam nañu ko xam li ko waral fi nga xam ne aussi ay période doole la xam nañu ko xam li ko waral donc loolu di atu boo xam ne bi atu bu rëy la mooy gëlëmuñu daal waaw bu nu gëlëmee rek noo gëlëmal suñu bopp wala nu bëgg ko mais am nañu fu nu teg suñu tànk ñaareel bi wax nga ko mooy borom bi subhaanahu wa taala moo nu teg ci espace bu stratégique boo xam ne bi amul benn umma bu ci tasaaroo comme ñun niñ ci tasaaroo yor nombre yi ñuy defandoo yëpp ñoo ko bokk donc ñun suñu bennoo war na nekk lu yomb waaye dafa mujje compliqué am na ci ay explication ci wàllu histoire mais am na ci ay explication ci tey dinaa ko tënk rek ci ñaari yëf mooy bi si jëkk mooy nun dañu liggéeyul ngir bennoo noon bi di liggéey ngir texale nu am nañu atu yëpp pour bennoo mais liggéeyuñu ngir bennoo dañu koy wax nag nu ngi koy wax toujours di ko yëkkati toujours di ci wax sax bay jooy léeg-léeg sax sa sentiment nga yëg ko mais liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a liggéey ngir tabax ko parce que bennoo processus la bu ñuy tabax benn étape par étape liggéey boobu la ñu deful mooy tabaxunu bennoo xalaatu bennoo tabaxunu ko nun xalaat bi nu jàng tabax ci sunu jàngu diine mooy xalaat buy teqale jullit ñi parce que kuréel boo dem wala kuréel yi gën a bari bien sûr am na ay exception ça et là mais kuréel boo dem la muy seet mooy li ko différencier ak moroomam loolu lay njëkk a xool loolu lay xool bu ko defee mu xool moom lu mu gën a moroomam lu mu ko tanee lu mu ko gën a xejjee lu mu ko gën a jekke di ko wax di ko théoriser di ko yëkkati donc fikra bi nga xam ne mooy fikra bennoo te ma ci àbb baat boo xam ne bii ci sunu mbokk laa ko jële muy Mouhamad Saïd Ba nga xam ne ci aljawaami al mustarak xam nga ñun dañu daan wax alqawasim al mustaraka loolu mooy ay juziyaat dëgg la mais moom mu delloonu ci al aslu tudde ko aljawaami al mustaraka nan la ñuy tabaxe xalaat boo xam ne bii lu jullit yu bokk mooy doon fondement bi nga xam ne foo ko yëkkatee jullit bu ne gis ci boppam donc loolu tabaxinu xalaat la tabaxinu jàngale la tabaxinu gisin la jullit yi ñaare ku ci wax boo toogee ak moom 1 heure de temps boo xamee tendance xalaat yi mën nga disceler kii ci ban kuréel la ne c'est sûr waaw boo xamee tendance xalaat yi rek à peu près parce que ci fikr boobu nga xam ne day indi tamayus ci diggante jullit ak moroomam di ci tabax léeg-léeg sax ñu teg ko ci mufaada la gën a lante loolu liggéey boobu jàpp naa ne beneen liggéey la liggéeyu ñaareel bi nu deful mooy liggéeyu yar bennoo jikkaloo waaw mais bu fay ci hadiisu yonent ba iza raaytum hawan muttabaan wa suxan mutaan wa ijaaba kullu si ra'yin bi ra'yihi dana boo demee ba nit ñi kenn ku ci ne li nga am gënal la lépp c'est-à-dire générosité amatul kenn du partager li mu baax le kenn ku ci ne li nga am yaa ngi ko ndar keppe ci sa bopp sa bakken gënal la lu ne
dëgg nekkatul référence ci yow li référence ci yow mooy fi nga far fi nga féete ni ñu gisee mbir yi te yonent bi waxoon na ne képp ku woote ci parparloo bokkoo ci ñun ah donc loolu yar la bu ñuy def ci nit ba nga xam ne day jéggi kuréel yi jéggi école xalaat yi dem dund ci umma bi ba beneen bi mooy wax naa ne yar la discours la bu ñuy construire bu ñuy tabax discours buy benn la néew na ku ko tabax kenn ku ci ne sa discours li muy def mooy xabtal sa mbooloo waaw xabtal boo demee ci suñu ndaje yi nii l'endoctrinement bu dee ci baatu tubaab bi moom la ñuy def xabtal sa kuréel xabtal sa mbooloo alors ci lan ci projet boo xam ne bii booy seet finalité ba alors doo xam exactement lan moo ci ndamul l'islam ëllëg beneen bi mooy li ñu liggéeyul mooy programme boo xam ne bii dañu koy tabax ngir jullit ñi benn programme stratégie boo xam ne bii ci dëkk yi ngir jullit ñi benn mës nga dégg man de mësuma ko fekke am na nag ci histoire bu yàggoon waaw ci jamono ñoom Soba Abdul Aziz ak ñooñu jullit ñi def nañu ay effort ngir dajaloo ci Daaru Salaam ngir jéem a am noyau boo xam ne bii ñoo ci bokk di ci réfléchir di ci dem mais ba loolu jeexee man xamatuma beneen initiative boo xam bien sûr am na ay initiative yoo xam ne yi alors amul dayo boobu mais initiative boo xam ne bii yëkkati nañu ko mu yegg foo xam ne fii mun na dajale jullit ñi alors man gisuma loolu te fekk na bil muqaabil noon bi moo ngi liggéey sunu biir ngir ñu bañ a daje ba tax na lépp loo xam ne day favoriser ñu daje dana ko gàttal mais lépp loo xam ne lii day tax nu teqali ko loolu mu duufal ko loolu mooy yi ngay gis ci ay kuréel yoo xam ne yi alors mën nga ko yëg walla mën nga ko bañ a yëg mën nga ci dem sax ak foi bu baax waaye dañu koy jëfandikoo dafa am benn xissa boo xam ne bi dafay refléter situation boobu mooy jullit ñi dafa am benn événement bu xew ci jamono yonent bi ci Médina sallallahu alayhi wa sallam ci benn liggéeykatu Omar ibn al-Khattab ak kenn koo xam ne kii ci waa ansaar yi la bokk seen benn xale boo xam ne bi ñu xëccoo ci nàndal ci toolu mu rey seex yooyu ñu xëccoo ci bi ñu ci xëccoo ba kàddu gi jóg alors waa muhaajireen ba na yàllal muhaajireen waa ansaar ba na yàllal ansaar waa muhaajireen kaay leen waa ansaar kaay leen li ma intéressé mooy Abdullah ibn Ubay ibn Salul ba mu ko déggee ñu ñëw nettali ko histoire ba mu ne leen awa qad faaluha la ilaha illallah ñoom yegg nañu ci kenn ku ci ne di woote sa mbooloo man am naa bunt bu ma jaar ngir def suma liggéey boo seetee fukki at yi walla ñaar fukki at yi possibilité yi Occident am ngir teqale ñu yëpp ñun ñoo ko jox possibilité mu def ko mu duufal ko nag bu ko defee ñu tabax ci ay discours tabax ci ay mbooloo joxe ci ay jumtuwaay joxe ci alal lépp ngir jullit ñi gën a teqali ko donc liggéey la boo xam ne bii jullit ñi war nañ ko jël en charge parce que non seulement borom bee ko santaane nga xam ne dañu ko war a def mais mooy garantir suñu efficacité ak suñu kàttan donc wala tanaza'u fa tafshalu boobu borom bi wax te mën na ne parce que aya bi nga jàng sànq borom bi mu waxee ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu daf ñu xamal ne am ngeen lu ko def
wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwanan donc gëlëmu leen li cimenté woon société bu njëkk ba borom bi dugal ci loxom kenn ku ci ne nangu ne sa moroom sa mbokk la mu def ko asbaxa gis nga asbaxa la utiliser ñi ko xam ci arabe donc transformation la sociale bu xóot boo xam ne bi à partir de jàngale l'islam à partir de yarub l'islam à partir de nekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci seen biir ci la loolu xewe donc jullit ñi am nañu référence pour mën a bennoo parce que fekk nañu situation bu xóote noonu ci teqali ko ñu tabax ko ba ñëpp nekk ay mbokk nekk benn donc situation de référence am nañu ko am nañu jumtuwaay yi waaw yaa ngi jóge màkk démb ku jóge màkk xam li mu mën a tabax ci benn jullit ñi waaw mais est-ce que jumtuwaay boobu na nga ko utiliser ci bennoo jàpp naa ne loolu mënoon naa ko tàmbalee comme ubbee bàyyi ak sama mbokk oustaz peut-être mu gën koo xóotal. jërëjëf oustaz jërëjëf c'est très important ci ñi nga dugg ci waxtaan bi lal nga baliser nga yoon bi ba xam naa ñi ñuy seetaan ak gis nañu ne buñ ci jaaree léegi ñu am fu ñu taxaw mais li nga wax mu gën ma marqué mooy ñaari yi nga lëkkale ñun ñu ngi liggéey pour teqali ko sax liggéeyuñu pour nekk benn noonu bi moom di liggéey guddi bëccëg pour teqali ñu loolu situation bu jar a tiit la yow liggéeyoo pour nekk benn bil muqaabil yaa ngi jàkkaarloo koo xam ne que moom guddi bëccëg mi ngi xalaat nu mu la teqalee ngir nga gën a na sax te yow ni nga ko waxee oustaz loolu mu am jumtuwaay yëpp yi li war tax ngeen nekk benn jumtuwaay yi mu ngi ci seen loxo am ngeen tamit fu ngeen sukkandiku référence yu wóor yoo xam ne yi bu ngeen ca xoolee roy ca di ngeen nekkaat benn ndax situation bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk mooy bi ngay junj noonu Makka moo gënoon grave foofu ci li ñu mës a xam ci histoire ci wàllu taqali ko mais mu fexe ba def leen benn ba nit sax nara mën a attana am ñaari jabar jël kenn ki ne moroomam jël ko jëlal kenn ki donc bennoo boobu outils yi koy war a def yépp mu ngi suñu loxo oustaz Zakaria Cissé dégg nga li oustaz Makhtar wax ni mu amee solo duggam ci wàllu benn jullit ñi boo ci doon teg dara la ci li mu wax ba mu gën a leer ci suñu bopp lan lay doon. jërëjëf ñu ngi sant oustaz Tandian oustaz Makhtar ci nu mu ubbee ni ma dégg ci waxtaan wi am ubbi oustaz Makhtar mooy ndekete bennoo amuñu problème mu texte ci bennoo parce que texte yi leer nañu te sax nañu wér nañu mais suñu problème su ñun la suñuy jëmm la mooy texte yi li mu wax nuñ koy jëmmaat la ñu ngi fexe ba mu jëmm ba mu réaliser wu dafay am lu jiitu toujours pour loolu mën a ne xam nga aaya bi nga ubbee wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu aaya bi ko jiitu lu muy wax yaa ayyuha allazina amanu taqullaha haqqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum muslimun dafa am nu ñu yàlla wax ñu mel ko melokaan boobu mooy ñu taxaw góor-góorlu ba fegal sunu bopp safara te loolu mooy ñu def santaaneem bàyyi ay tereem waaw mais ñu góor-góorlu sunu dund tegu ci yoonam ba bu ñuy génn àdduna mu ngi fekk ñu ngi méngoo ak tëralinam waaw bi waawul xaal la wala tamutunna illa wa antum muslimun donc loolu bu fekkee ne liggéey nañu loolu bu boobaa li mu indi après ci amr bi ak nahi day yomb loolu moo tax après mu indi wa'tasimu bi hablillahi jamian sans dugg ci détail yu usul al amr iza jurrida anil qara'in afada al wujub donc waxda waajib la parce que yàlla daf ko santaane wala tafarraqu nahyu la an nahr aydan al aslu fi nahyi mooy at tahrim kon taxalikoo dafa nekk loo xam ne lu araam la li yàlla bëgg pour mu réaliser wu ci kaw suuf dëgg maandute njub taxaw comme ni ko Oustaz waxee si inna hazal quran yahdi lillati aqwam nga xam ne ñoo yore lu mel noonu
lu ci ëpp mënul ne bu fekkee ne ànduñu bu fekkee ne nekkuñu benn mënul réaliser wu loolu kon day wane ni bu nekk benn bi farata la ndax maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajibun borom bi subhaanahu wa taala mu ñuy moytuloo ñi jiitu nga xam ni daf leen tegoon ci yoon pour ñu ànd nekk benn ñu taxalikoo ci yoon wa gannaaw bi mu wax ci aaya boobu waskuru ni'matallahi alaykum mu ngi naan wala takunu kallazina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahumul bayinat c'est que buy jàng alquran léeg-léeg pa ak xaalu umma bi nu mu mel da nga naan est-ce que ñu ngi jàng alquran wala ñu ngi ciy taxaw wala ñu ngi koy settantal parce que gannaaw loolu mu ngi ñuy moytuloo bu leen mel ni comme ñi nga xam ni dañoo taxalikoo woon ci diine wuute gannaaw lu leer bu mu leen ñëwalee ñun lu leer mu ngi ci ñun nekk ci ñun donc yellul woon ñuy mel neneen nu wuuteeg la alquran wax te loolu moom mooy li ñuy dund tey mooy taxalikoo kon li ñu waroon nekk mooy benn mooy ànd parce que lu leer ñëwal nañu ba pare ma jàpp ni li nga xam ni tey moom mooy li xew sooy xool ñeneen ñu dul jullit ñu ngi seen logique waaw parce que Oustaz wax na ko ñu ngi def pour taxale ñi parce que ñun suñu ànd arrangé wu leen suñu nekk benn arrangé wu leen suñu jàppoo arrangé wu leen yi leen arrangé pour ñoom ñu exister pour seen yoon mën a dox mooy ñun ñu taxali ko yoon jox ñàkk a doole mais ci waxtu woowu ñuy def loo xam ne daf ñuy taxale ñu may leen bunt yi yombalal leen ko ci même jamono boobu ñoom ñu ngi woote pour nekk benn ak seen jubluwaay lu muy wute yëpp ak seen idéologie ci àdduna nu ñu ko war a doxalee lu muy wute yëpp kii gauche kii droite mais saa bu ñu gisee ni seen intérêt mooy ñu ànd fii ci benn noon boo xam ne ñoo ko bokk te mooy l'islam bu réaliser wu loolu du am ne leen jaral seen différence yi ñu am seen diggante ñu teg ko pour mën a ànd pour dal ci kaw kon jullit ñi tey laaj na ñu dox ci defar li Oustaz Mokhtar wax mooy ñu liggéey si man liggéey bu njëkk bu ma gis mooy il faut delloowaat nit ñi ci yax yi ñu am alfahmu saxiix lil islam maanaam dégg-dégg bu wér ci l'islam xam nga léeg-léeg ñu jàng yoon saa sallam wax man qaala laa ilaha illallah muxlisan daxalal janna ñenn ñi lu ñu jàpp mooy laa ilaha illallah nga wax ko mais muxlisan bi saxaaba yi dañ ko bàyyi noonu bàyyi ko noonu qaalu wa ma ixlaasuha ya rasulallah qaala an taxjizaka an maxaarimillah allahu akbar c'est-à-dire ixlaasu laa ilaha illallah dafay ànd ak amal benn pas-pas boo xam ne dafay taxaliko ak jëf mooy mu dox sa digganteeg li yàlla araamal tey boo gëmee ni yàlla dafa araamal njaaloo dama ko war a sori dafa araamal naan sàngara dama ko war a sori dafa araamal sàkki dama ko war a sori noonu nga war a gëmee ni taxalikoo ci jullit ni yàlla daf ko araamal kon dama ko war a sori ndax tere nañu ko digal ñu ko nim la teree njaaloo tere la lële noonu la teree taxalikoo nim la digalee julli digal la koor digal la joxe azaka digal la dem màkka ak yeneen yu baax yi noonu la digal la ànd ak nekk benn kon ani logique gu naa julli naa woor naa dem màkk ba noppi nekk ci beneen logique wala bokk lu wuuteeg logique boobu mooy naa taxale jullit ñi laa wax leen taxale wala ma jëf leen taxale loolu amul cohérence amul benn cohérence kon ixlaasu laa ilaha illallah daf cee bokk ci dox luy tax nit ñi jullit ñi nekk benn ñaareel bi mooy discours il faut tabax ko xam nga man sama problème mooy ku nekk day wax dëgg la minbar yi ku nekk da ciy yéeg émission yi ku nekk day wax ku nekk day tànt dëgg la mais warul woon demee noonu parce que man bu ma jàppee ni Cheikh Tandian mooy sama cheikh lu mu wax rek mooy lu waxu dëgg daal jëmmam la mais du ci lu muy génnee di ko wax comme que ci jëmmam la jóge loolu mooy dëgg lu dul lu jógewul ci jëmmam du dëgg nekkul dëgg kooku problème la bu rëy léegi bu fekkee ni ci kuréel yi ni muy doxee mooy du ñu yar nit ñi ak jàngal leen ci ku ne mën nañoo jël ci moom mais am na lu ñu ko mën a delloo parce que kenn matul kenn rek moo mat mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
mais léeg-léeg si suñuy jotaay ci jàngale moo xam ci jàkka yi la moo xam ci école yi la moo xam feneen ma tabax ci benn discours ci bopp ñi may jàngal ba mu mel ni dëgg moom ci diw rek la mën a jóge ñu jël ko lu jógewul ci moom mënul nekk dëgg loolu problème la bu mag. ñaareel bi mooy il faut ñu ràññaatle yi nga xam ne ay usul la cosaan la ak yi nga xam ne ay furon la léeg-léeg ñu jaxase ñu boole leen jaxase leen ba nga xam ni da ngay jël loo xam ne benn détail bu ndaw la nga bëgg ko yóbbu ci loo xamante ne principe la loolu la nar la taxaleeg sa mbokku jullit te li ko waral mooy ñàkk a xam ak ñàkk a ràññaatle léeg-léeg nga jël benn masala fiqhiya yóbbu ko mu nekk benn masala aqdiya te fekk du benn maanaam yaa ngi jaxase diggante fiqh ak aqida pas-pas mais beneen affaire aussi day gën a sori mooy léeg-léeg même ci wàllu bidaa laaj na ñu xoolaat ñu jàngataat parce que boo ñëwee nga ne kullu bidaatin dalaala te nga xam boroom xam-xam yi li ñuy wax ci anwaaul bidaa bidaa idaafiya bidaa tarkiya ibada mutlaqa ak coow li ci am tey boo ñëwee lépp nga dugal ko ci benn case sa discours bàyyi woo xel bi oyof bi boroom xam-xam yi wuute bi nga xam ni tey mën nga ko noppi donte ànduloo ci mais pour jullit ñi nekk benn parce que am na xilaaf coow lu ci am mu wuteeg bidaa mu kaffira mais lépp nga dugal ko ci benn case bu boobaa yaa ngi indi problème sa discours ki lay jàngal loolu aussi mu ngi lay jàngal benn problème ci wàllu discours ba bëggee woon nit ñi ci nañu bennoo bu boobaa day nekk problème beneen bi mooy il faut at tajarrud xaw ma tajarrud laa koy tuddee xaw ma ixlaas mooy nit ki voilà yow li ngay jàngale comme xam-xam nga denc quoi nga summeeku nga xam ni yow sa jubluwaay mooy jàngal nit ñi mooy xamal leen mooy jubal leen mooy ñu tegu ci yoonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais soo leen bëggee yóbbu ci sa jëmm wala yóbbu leen ci doxalin wala gisunu kenn ci borom xam-xam yi te jéem a ko wàccee sa réalité jéem a ko wàccee sa contexte xool njëriñ li muy jur ak lor yi xam nga muwaazanaat fiqhul muwaazanaat yooyu dafa am solo maanaam li mu bëgg wax mooy mustawa la boo xam ni kii wax bëgg a dajale il faut mu ne ci moom te li Muxtaar wax dafa am solo Cheikh mooy liggéey bi parce que bu ñu liggéeyoon jëm ci loolu bu boobaa dinañu liggéey ci discours bi mais liggéey ci discours bi tam bu boobaa du ko neex nañuy libéré pour mu mën a wax ci lu mel noonu kon bu li nga xam ne moom mooy liy dajale xeet wi dajale umma bi moom la ñu war a jiital parce que kalimatu tawxid moo am ak tawxidul kalima kalimatu tawxid bi li mu war a jur mooy tawxidul kalima parce que amuñu leneen lu ñu mën a boole comme baatu laa ilaha illallah muhammadun rasulullah nim ñi boole que leneen moo tax ma jàpp ni li ñu jiital pour wax ko dafa jar ñu gën ci bàyyi xel mais aussi ñu tabax ko parce que li ëpp solo rek mooy liggéey jëm ci ndax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko liggéey ba ñuy wax Salman al Farisi Bilal al Habashi Suhayb al Rumi Hamza Qurashi ñoo ñëpp ñu mën leen boole ba ñu ànd te amul benn jafe-jafe loolu liggéey la loolu tabax la mooy tarbiya bi nga xam ne moom la doon wax donc muskila bi du muskilatu nusuus mais muskila dafay dellu ci ñun al muskila fii naa voilà léegi nag dafa laaj ñu taxaw jàngataat loolu mën a defaru ba mën a teguwaat ci yoon parce que même programme bu ñu ko tëralee te ñiy tëral programme baaxaguñu pour mën a baaxal ñeneen ñi problème lay doon donc waxtaan nga fi ay yoon ci tazkiyatu nafs loolu maanaam loolu base la quoi loolu asaas la boo xam ne lii nii pour mu mën a nekk il faut loolu parce que du lu yomb lu jafe la voilà moo tax il faut ñu jéem xoolaat delluwaat tëralaat jàngataat ba nga xamante ne kuréel nañ mën daje ku nekk des sa kuréel mais nag essentiel yi ñu bokk nañ mën a dox pour jëm ci wàlla incha allah jërëjëf Oustaz Al Zakaria sa wax am na solo li nga wax sax daf ma ëbbul benn ufuq benn horizon boo xam ne bii effectivement naroon naa ko laaj mais dama koy anticiper parce que dafa am solo mooy Oustaz problème bi nekkul ci nusuus yi Oustaz wax na ko mais man jàpp naa ne nekkul ci nusuus yi mais est-ce que nekkul ci fahmu nusuus ñi ñuy dégg texte yi est-ce que foofu amul problème loolu benn la ñaareel bi mooy est-ce que tàqalikoo gi ñu am nii
ne yenn saa li ci ëpp ci furoo yi lay nekk nit ki day jaawle benn question boo xam ne bi question bi ci banqaas yi la nekk moom mu jàpp ko ne ci mbiru pas-pas la bref même bu dee ci mbiru pas-pas la li ma bëgg a wax mooy est-ce que dafa am ci ñun ñëpp ku ci nekk ci kuréel boo bokk ak bu mu munti doon li nga xam ne moo ci tàqale est-ce que boo ko xoolee dëggan réellement nga jàngal masala boobu nga xamee ne moom moo tax yow jubóowul ak sa morom bële wala àndoog moom ci loolu ba tax nga koy gàddaay wala nga koy bàyyi est-ce que masala boobu buñ ko xoolee ci à la lueur du Coran c'est-à-dire à la daw il Coran ak à la lueur de la sunna à la daw il sunna est-ce que masala boobu mbokkum julli moobu loolu bu ci jaamoo yàlla loolu mën na koo yóbbu safara ëllëg puisque defe naa ne problème bi moo doon moom mi ni muy jaamoo yàlla bu ko bàyyiwul lii safara la ko jëmee lii ko jëmee ajjana yaakaaruñ ko ci moom boobu d'autant plus que man defe naa li ñuy tàqale lu ci ëpp tàqale woon na ay ñoo xam ne ñi seen wey sax moo ñu sut ci wàllu xam-xam d'ailleurs li ñuy jàng yëpp ci xam-xam ñun ci ñooñu lañ ko jëlee déggin yooyu tey ñuy wax ne du déggin yu baax en général boo ci xool rek ca kañ ko jëlee benn këx la woon ci diine ñoo xam ne bi mënoo jàng diine ba pare te jàngoo si téere moom ba mu jeex te moom ci loolu la jaamoo yàlla ba faatu te amoon na ci wetam koo xam ne kii moom beneen déggin la amoon mais nii la ñu defoon jàpp nañu rek problème mu compréhension la mais du problème boo xam ne bi firi na ne ku ca jaamu yàlla ba dee safara nga jëm est-ce que problème dëgg du fahmu nusus que la compréhension des textes elle-même loolu am na ci ay question am na ci ay mbir yoo xam ne yi ñàkk peek textu l'islam yi ak ñàkk xam jubluwaayu l'islam yi ak ñàkk am yarub l'islam bu mat dafa dugalante li ci doon fahmu nusus sax bariwul parce que li gën a bari ci mbooloo seen jullit yi ñu aj leen ci ay kuréel di leen atte ci histoire kuréel yooyu jullit ñooñu xamuñu kuréel yooyu nan la mel wallahi xam nga am na ñuy itlaaq ay ahkaam bu dee ci wàllu pas-pas di wax ne ñun ay ashaira lañu masalan ala sabilil misaal waaw mais fii ki fi mën a doon ashari yi ci pas-pas mooy ñun benn yi nga xam ne dem nañu daara ñoo ko mën a doon mais su ma yaay ji nga xam ne jàngul su ma ndijaay ji nga xam ne jàngul moom pas-pasub lislaam ci kulliyaatu ay yëg-yëg la ko amee mais ñun dañu am problème toujours dama koy wax bu nuy jàngale pas-pasu lislaam li nuy jàngale du pas-pas saqaafatul aqida la nuy jàngale culture aqida wala maalumaat yoo xam ne yi maalumaat la ci aqida mais du aqida ci boppam la preuve mooy maalumaat tafsil yooyu détail yooyu boo demoon ca ñu jëkkoon ànd ak yonent bi nga laaj leen ko ci ni ñu koy waxe nii ak mustalahaat yu ñuy utiliser nii xamuñu ko benn ñumma la boo xam ne bii ci tawfiqu yàlla yonent bi am na pédagogie def ko ci seeni xol mu nekk culture mu nekk suluk mu nekk comportement mu nekk lu leen di guider te fekk tafaasil yooyu xamuñ ko ñu bari aussi ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci dendu réew yi alors ci cadre boobu nga leen di dugal parce que li yëg-yëgu yàlla boobu ne moom kenn la moom la ñu war a jaamu moom la ñu war a dimbandiku loolu lu ñu intérioriser ci seen biir la sans pour autant ñu xam détails yi ak tëralaay yi donc léegi nag loolu boo ko ràññeewul mun nga atte nit fekk atte ba ñun ci borom xam-xam yi la jëm ñoo ciy waxtaanante rek ci culture fekk na sax mën na am du diine waaw culture xam-xam la mais du diine ça n'a rien à voir ak diine amul benn relation ak pas-pas bi fa nu ko jàngale mooy alquran mooy waxu yonent bi mais booy seet xitaab la boo xam ne bii li ci gën a bari fitra lay waxal bu bëggee nag ay argument mu wax ak xel
mais buy wax ak fitra nag foofu lay dugale diine bi ci xolu doomu aadama bi ba nga xam ne daf koy accepter donc dañuy delluwaat ci jubluwaayu l'islam yu mag oustaz wax na ko bennoo daf di jubluwaay bu mag ba tax na comme li nga wax nii boo ko naree gam-gamlee ak juziyaat yi nga xam ne am na soloom ci diine parce que diine amul ci dara lu ñàkk solo lu mu la sant rek am na lu mu ci dàkk ak ci échelon bu mu mën a doon ci échelon yi ñuy natte jëf am na solo mais jëf yi dañu am ay maratib dañu am ay dayo xam nga benn jullit yi ci dayo yi gën a kawe la bokk donc loo xam ne lii lu ndaw la lu yàqalul jullit lu bari waru ko fànk gis nga ci xissatu Haroun ak Moussa ba bi nga xam ne yonte Yàlla Moussa bàyyi na ko fekk mbooloo mi mbooloo mi am lu leen gaar ba am ñoo xam ne ñii am nañu déviation ci seen pas-pas yonte Yàlla Moussa bi mu ñëwee dafa attaqué Haroun Haroun booba gis-gisam mooy communauté bi nga xam ne mooy communauté pas-pas priorité la ci moom mu sàmm ko sauvegarder ko waaw te bu bëggee lijjanti sew-sew yi amul capacité mun ko lijjanti mën na leen teqale moo tax bi mu ñëwee attaqué ko lan la ko wax inni xasiitu an taqula farraqta bayna bani israila walam tarqub qawli te loolu mbir mu mag la ci pas-pas c'est ça inxiraaf bi nga xam ne moo xajoon ci moom mais xam na ne inxiraaf boobu mën na ko muñandi loolu moom la ñuy wax fiqhu taajil allahu akbar nga mën a muñandi mbir xam nga ne li jàdduwul mais boo ko bëggee régler mu yàq lu bari nga muñandi ko di régler sabab yi tax loolu am allahu akbar waaw parce que dafa am ay sabab yi mën na nekk ñàkk xam am na ñoo xam ne ñii li ñu leen di def loo bu nu jàngee bàyyi ko waaw bu nu jàngee bàyyi ko wallaahi bu ñu jàngee bàyyi ko bu nu déggee sax wax joo xam ne ji wax ju jaar yoon la ñu bàyyi ko dëgg la léegi nan ngay fexe ba muñal leen loolu ñu nekk noonu te jaar ci yoon yi nga xam ne di nga fexe ba li leen dugal ci loolu nga génn leen ci alors muy binaa bi nuy wax tabaxul hôtel mais boo ko bëggee def affaire yi gladiateur léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ñi bu ñuy wax da nga foog ne da du ay gladiateur ci wàllu diine alors loolu baaxul waaw ay gladiateur yoo xam ne yi doo xam lu nu bëgg waaw te xol dafa am lu ciy dugg dëgg la waaw dafa am ay madaaxil yoo xam ne si ngay jaar ngir dem ci xolu nit madaaxil yooyu tànk mënoo ko régler alors doo dem donc problème mu fahmu nusuus moo ngi ci mais problème mu discipline waaw parce que mooy li oustaz wax parce que diine ji moom la ñu bàyyi rek ku am barke rek nekk ci kilifa ku am barke rek mun nga ci nekk kilifa njàng ma kenn mënu ko attester jaar bi vécu bi expérience bi kenn mënu ko attester alors mais ñu ngi ci àdduna bu ubbeeku boo xam ne bi ku bari pexe rek sa kàddu mën na jib bu ko defee kàddu ñu bari di jib léegi toujours damay wax ne télescopage moo am ci boppu jullit ñi télescopage bu métti télescopage parce que li ñu leen surcharge ci discours dafa bari te amut njariñ dana mujj réeral sax nan dañuy fexe ba espace bi ñuy waxee l'islam bi ñu assainir ko c'est important ba nga xam ne wax ju yem lay doon wax ju ñu cadré wax ju ñu organiser ñi ko war a wax di ko wax parce que ce qui est sûr mooy ñi ko war a wax bu ñu ko waxee différence sax dana am mais différence boobu du xóot parce que yiy teqale nit ñi lan la mën na nekk différence ci affaire fiqh te loolu bareetul loolu borom xam-xam yi la concerné te amatul muslimina duñu maliki duñu hanbali duñu hanafi parce que xamun ko bu ñu la wax de dégg naa ay dunya sénégalais ay maliki yoon nañu ku la doon maliki jàng waaw ku jàngul mënoo nekk maliki ñi jàng sax ba mën a nekk maliki bariwul nun dañu sa ay masala rek nu di ko waxaat donc léegi donc fiqh nekkatul source différence ñaari source différence yu mag moo fi des léegi bi si jëkk mooy
ban manhaj la ñuy defee tarbiya. c'est ça. waaw yoon yi ñuy defee tarbiya diggante mutasawifa yeeg ñeneen ñi nga xam ne nekk ñu ci suuf ci cadre boobu. alors te loolu boo ko càmbaree ba xóotal ko. da ngay gis ne lenn lu ci ne ay réponse la. ci situation aajo jullit ñi. ci benn jamono. ay nit gëstu. trouver benn expérience. ne lii mooy li baax pour defar jullit ñi. ci benn tolluwaay ci histoire sunu réew. ci histoire jullit ñi. ay nit gëstu du lu yàlla wàcc asamaan jógewul fenn. expérience su ay doomu aadama la. ñu def ko expérience boobu day évoluer avec le temps ñu koy jubbanti. mais léegi expérience boobu mujj na nekk lu ñu sacraliser. dafa am suma benn xarit anecdote la. moom baayam dafa am lu muy waye moom bu bëggee way day way ci ton boobu. ma ne ko mais yow sa wayjur dafa amoon doole. attan na ton bi. mais attanoo ko. waaw yow attanu ton bi amuloo doole jëlal ton boo xam ne bii. ànd ak sa bind. waaw comme man. da ngay jël ton bu ànd ak sa bind. donc ton nekk lu sacré. dëgg la waaw donc loolu. def de expérience boobu nekk na lu sacré. ba nga xam ne amul luñ ci jubbanti amul luñ ci yokk amul luñ ci def. loolu du difficulté. nun ñi nga xam ne wala ñeneen ñi nga xam ne aussi dañuy jàpp ne ci dellu ci sunna yonent bi la am nañu difficulté ci nan la ñuy foofu la fahmu bi amee. nan la ñuy delloo ci sunna yonent bi ak lan mooy delloo ci sunna yonent bi. est-ce que am na benn manhaj benn doxalin rek boo mën a wax ne bii mooy doxalin bi nga xam ne ci la yonent bi ne woon. léeg-léeg sax ñu ne la ak fahmu salaf yi man xaw ma fu nu yàlla jaamuloo ci fahmu jàmbur. waaw man xaw ma ko. waaw fahmu. yàlla li mun a jàngaloo ci texte la. mais jullit bi dégg na texte bi. déggin woowu moom la engagé. c'est ça. ak jullit bu mu mën a doon. doyloo nga ko nga jëfandiku. doyloowuloo ko yàgg moom yéen a am ci alquran afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am ala qulubin aqfaaluha borom bi ba mu koy wax adressé wu ko kenn. jullit ñu la ko boole. kenn ku yëg ne am nga possibilité mën a liggéey ci nusuuf si loolu mooy question discipline bi. c'est-à-dire du ku ne yaa ciy dem. ñi am possibilité mën ci liggéey ñoo ci liggéey. donc loolu bu ñu ko évacuer question fiqh bi mu des question politique bi. boobu mooy bi gën a compliqué. entre ñaari tendance l'islam yu mag diggante sunna ak chia du affaire u diine c'est purement politique. waaw question politique la rek ci benn histoire jullit ñi. waaw kan mooy remplacer xalifa bi fi jóge yan modalité la ñu koy remplacer. alors jullit ñi kenn ku ci ne def ci li nga ci def. bi ñooñu jeexee rek la war a jeex. mais ñun ñu continuer di dund feebar boobu. di ko yenu. waaw di ko yenu feebar la. waaw mais nan ngay xamee ne da nga feebar nga bañ na doo faju. waaw feebar nga entretenir feebar ci umma bi. donc jàpp naa ne loolu liggéey la boo xam ne bi jullit ñu war nañ ko def démystifier ñaari école yooyu dellu ci l'islam comme na mu doone ci jamono yonent bi amu ci lu tudd sunniya amu ci lu tudd chiiya millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl donc déviation moo am donc ñu delluwaat ca fondamentaux yi nga xam ne mooy fondamentaux démb bu ko defee créer espace bu stable beneen bi may jeexale mooy bokk na ci surtout déviation yi mooy l'espace géographique nun suñu diine dañu ko bëgg a tëral ci benn espace géographique te nun ci umma la ñu bokk waaw xam nga booy déglu fii Sénégal dañ naan mag réew mi ah li fi mag réew mi bàyyi rek mais magu jullit mooy magu jullit ñëpp donc maa ngi jégal xam nga sëñ Tuubaa bu wax ne masayixi fi dalikal jilaani wa Sazali wa Ahmad Tijaani kooku génn na espace am donc dinañu valoriser li suñu magu espace wax waaye magum l'islam mu baax lu mu wax tam ci sunu héritage la bokk dañu koy jël boole ko ci loolu valoriser lu sunu magu dine wax bu ko defee duñu tëj sunu bopp ci frontière bu ko defee dañuy andi tendance ñii ñoo yor l'islamu réew mi ñi yor l'islam bi ci biti te fekk na loolu dara wéru ci oustaz
temps bi dafa ma bett ñu ne ma jeex na. thème bi moo demee noonu. moo tax sànq mel la Oustaz Moukhtar rek bu toogoon. macha allah mais comme émission bi moo tëdd nii. kon loolu ci tegaloo ñu tàggoo. non macha allah comme ni mu ko waxee rek. donc lu ñuy liggéey la. ñu bàyyi xel ci loolu. discours yi am na solo. baax na mais ñi ko séq ci terrain bi. nañuy daje. muy kuréelu diine yi. turuq suufiya yi. ak jamiyat islamiya yi. ñi nekk ñu nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ëmb réew mi parce que ku bokkul fii bokk nga fële. il faut ñuy daje di waxtaan. di jéem a xool nu ñuy mën a fexee ba ñun ñëpp ñu ànd nekk benn ci yi nga xamante ne nanguwul wuute li nga xam ne nangu na wuute wala mënuñ cee àndagum ñu muñalantati comme ni ñu ko waxee qaayida zahabiya bi taalaw nataawan fi mattafaqna alayhi wal yanzur ba'duna ba'dan fi maxtalafna fiihi il faut loolu di am quoi mooy yaatu dënn bi ak mën a jëflante ak ku nekk ba ñu mën a àgg fi nga xam ne foofu nañu jëm en long terme yal na yàlla yombalal loolu. amiin amiin oustaz xam nga fa jeex na tàkk. macha allah ñu ngi leen di gërëm xam nga waxtaan bu amee passion neex day temps bi day gàtt ci yow vraiment maa ngi leen di gërëm bu baax ndaxte li ngeen fi sotti ci xam-xam man mii jëriñu naa ci rawatina nag xam naa téléspectateurs yi kon mbokk yi gis ngeen seen temps ni mu gaaw a jeex neexaay waxtaan bi moo demee noonu waaye nag li ñu tàmbali rek incha allahu taala dinañ ci def yeneen jotaay gën ko xóotal gën ko yaatal bu ko defee ñun ñëpp ñu mun cee jëriñu ndax benn jullit ñi wax dëgg yàlla mbir la moo xam ne mi ñun ñëpp soxla nañ ko ndaxte loolu rek moo ñu mun a jëriñ loolooy moo tax ñu am suñu majd bi nga xamee ne perdre nañ ko delluwaat suñu place bi nga xamee ne moom la ñu moom incha allahu taala kon ñu ngi yemale fii suñu waxtaan di gërëm suñu mbokk al ustaad Mokhtar Kébé suñu mbokk al ustaad Zakaria Cissé di leen juy bu baax émission bi nag bu fekkee ne raw na leen ci talaata ji ñu koy teg mu ngeen ko seetaat dimanche diggante 13h ak 14h incha allahu taala hada wa sallallahu wa sallam ala abdillahi wa rasulihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh